Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tàggale mbulañse ak fëriñ moo gën a yomb tàggale Sénégal ak guerre li koy firndeel mi ngi daanaka ci mboolem yéen a kay ñu xëy ndool ubbi Le Quotidien li ñu naan indice de perception de la corruption mu di natt gi ñuy natt tolluwaayu guerre ci àdduna bi rapport bi ñu ci def 2019 génn na waaye la mu génne moo di suñum réew di Sénégal génnagul ba léegi ci réew yi guerre maanaam corruption ëppee doole ni ci téeméeri réew ak juróom-ñett fukk yu ñu natt ci àdduna bi Sénégal ma nga ci juróom-benneelu fukkeelu place ba ak juróom-benn maanaam 66e place sur 180 la Sénégal nañu foofee ñu naan son rouge ci classement bi Sénégal génn gu fa ba léegi La Tribune dëggal ko waxee ñu ko noone Sénégal dans le rouge te loolee nag du ci rapportu ren bi rek lañu ko seetlu 2016 ba léegi Sénégal deful benn jéego bu koy génnee ci langu réew yi guerre ak nduxum di lëmbe ci àdduna bi journal bi nañu du gaaw a régler nag ndax ñi ko war a saafara mu di état bi fa la guerre gi gën a wulee ñaay loolee sax a tax journal bi jàpp ne yéenee xeex corruption amul ci réew mi enquête di rekaay nañu li am ba des daal moo di corruption bi tey la gën a sëxiñ ci réew mi l'observateur di ñu tojal benn li tax suñu réew nekk ci zone rouge bi li tax ba Sénégal bokk ba léegi ci réew yi guerre ak mbuxum ëpp doole ci àdduna bi kàddu la yu journaliste l'observateur yi nangoo ci Birahim Seck coordonnateur bu Forum Civil démb ba ñuy siiwal rapport indice perception corruption 2019 mbiri Petrotim Prodac ak Big Togo bokk na ci li tënk Sénégal l'observateur xamal ñu ne waa Forum Civil ñoo ngi sàkko traque des biens mal acquis gi ñu fi doon def mu di topp gi ñu doon toppee ñenn ñi teranga julewul cour répression enrichissement illicite ni ko fi tàmbali woon na ko continuer ñaar fukki personnalité ak juróom yi nga xam ne bindoon nañ seen tur jox ko Aliou Ndaw na ca cour répression enrichissement illicite dem ak ñoom ba ca pandaw la Birahim Seck ak i gaayam ne bëgg nañu it ñu siiwal rapport yi nga xam ne organe de contrôle yi ci réew mi ñu ngi ko dëkkee def grand place gis ne corruption bi ak ni mu amee doole ci Sénégal mooy góom bi gas-gas yi di nàcc ci réew Macky Sall journal bi nañu OFNAC am na fi waaye daanaka xottu kese la amul benn compétence ci juróom-ñetti ati Macky Sall yi ñaari rapport génn nañu fi di ay rapport yoo xam ne la ca feeñ ci jalgati ak jëfi maa tey na la ko yàlla nëbbu te taxul ñu jéem ci dara ay kilifa yu mag ci république bi dëkkee sàcc alal réew mi ñu leen di jàpp te kenn du leen ni seen bët bi suufa ngi ci au contraire dafay mel ne sax sàcc yi ci réew mi ak jalgatikat yi dañu leen di dojji ak di leen encouragé Sud Quotidien nañu tolluwaaye guerre ci àdduna bi Sénégal ma nga ba léegi ca zone rouge ba ñu nekk ci zone de turbulence ñi ngi ci libération yëral njëkko journal bi directeur de l'hydraulique ba woon ci ministère de l'hydraulique DAS ba woon ci ministère de l'hydraulique ak président directeur général bu GTI ñooñee mu di Moustapha Sané Mamadou Diokhane Gorgui Sow ak Richard Teneng ñoom ñeenti ñëpp libération nee nañu ñoo nga ca kaso ba démb lañu leen mandat dépôt li leen ko yóbbee nee nañu mi ngi jóge ci scandale bu ñu ne dafa am ci marché bu soxaloon tabax ay forage scandale bi mi ngi amee ci ministère hydraulique libération tegal ñu ci ne procureur bi ubbi na ci information judiciaire ngir leeral tuumay détournement deniers publics ak tuumay faux et usage de faux ndax yooyee lañ leen di toppee topp leen ma ci Sud Quotidien ñu xooli jàngalekat yi réew mi ak defante bi ñu bëgg a nekkee ak nguur gi journal bi nee nañu ci kaw Macky Sall la waa G7 jëm ne ginnaaw geraw total bi ñu defoon ci école yi réew mi démb ci alxames ji ci mbedd yi dëkk bi lañu gont ak marche nationale mu di waa SAEMS CUSEMS CELS UDEN ak compagnie nee nañu fi ñu nekk ni comme lambay ñaaw na nu ñuq seen yoon nekku ci soit nañu situation boobeeg ñaxtu yooyu ak xultu yooyu jàngalekat yi nekk ñeenti ministre de la République yi génn ñu ci mu di Mariama Sarr ministre fonction publique ak Mamadou Talla ministre éducation nationale yi mel ne ñuy soofantal jàngalekat yi ministre finance ak budget di Abdoulaye Daouda Diallo mi jéemul dara ci seeni rappel ak ministre Abdou Karim Fofana mi war a lijjanti seen logement yi ca jam ñaajo te tàllul dara ndax setal dëkk bi Sud Quotidien dool li ñu ci ne lu jëm ci waxtaan ak jàngalekat yi ñaxtoo ko xultu président de la République Macky Sall sant na ministre yi ko war a gérer ñu def ca lu gaaw Soleil national ñëw ak ñun ci yeneen yu président national santaane ñu ngi jëm ci jëmmal budget programme yi nee nañu ko def nu mu gën a gaawee cata gaaw wala jamono yàqu ubbil Les Échos ca pavillon Q ba ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru la ñu fekk benn étudiante mu doon avorté. asalaamaaleykum mbokk yi déglu dalee nag jàmm démb jàngalekat yi ñoom ñoo wàccoon ci mbedd mi ëcculikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne démb daal dinañuy vilipender nag nguur gi ndaxte ñoom la ñu gëm moom mooy daal ne bëggul def lenn nag jëmale ko ci seen wàllu plateforme revendicative ëcculikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne kon démb waa SAEMS CUSEMS CELS A UDEN ak tamit SNELAS FC ñoom ñëpp wàccoon ci mbedd mi daal di doxee nag ci li ko dalee place de la nation jëm ba fa li nga xam ne nag moom mooy rond-point RTS foofu nag daal dinañu yore ay pancarte ak tamit takk seeni brassard rouge ay morceaux yu xonk yoo xam ne daal day firndeel ne ñoom kontaanuñu te it bëgg nañu nag ci ni mu gën a gaawee ñi nga xam ne de ñoom ñoo leen jiite daal di jël ay matuwaay loolu sax moom moo tax boo culikaay bii di ci quotidien di ñu xamal ne ñii di jàngalekat yi ñoom nee nañu daal dinañu dem ba jeex dem ba ngeer ci li nga xam ne nag moom mooy seen xeex googu ngir fexe nag tey ji daal ba am ci ay saafara wante dafa mel ni ne njiitu réew mi dafa dégg nag yuuxu yooyu nga xam ne moom la jàngalekat yi doon yuuxu ndax teew culikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne démb ci ndajeb conseil des ministres Macky daal dinay soñ ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jóori ñi nga xam ne daal dafa am ñuy faral di amal ay grève ngir ñu daal di waxtaan ak ñoom fexe nag ba jël ci ay matuwaay ñu wax nag ci wàllu corruption wàllu guerre fii
fii ci mim réew ndaxte démb section sénégalaise bu Transparency International di waa Forum Civil ñu ngi doon fësal tolluwaayu réewum Sénégal ci wàllu guerre ñu gis ne li ko dalee atum 2016 ba léegi de réewum Sénégal place ga mu doon jël moom ba léegi moom la am autolikay bi di laas ne kon dafa mel ni nag kon ci wàllu guerre réewum Sénégal ba léegi daal bokk na ci dëkk yi nga xam ne nag guerre bi daf fee sax am fi solo torop enquête yéeni kaay ne boo gisee nag yenn ci ay affaires yoo xam ne nag daf fi jot a am loolu day gën a tax nag ba réewum Sénégal gën di sax ci wàllu corruption ndaxte ay affaire Petro-Tim Big Togo ak tamit Prodac bokk na nag ci ay dossiers yoo xam ne day gën a nësaxal réewum Sénégal Birahim Seck daal di gis sax ne tey jii su fekkente ne nag réewum Sénégal dafa taggatémbee ci wàllu corruption la ko waral moom mooy ne ñii nga xam ne nag ñoom ñoo ñu jiite defuñu lenn ngir daal di koy xeexee ci ni mu waree moom sax di Birahim Seck di xamle ne am na ay dossiers yu bëri yoo xam ne nag tey jii nguur gi waroon naka jël indi ci ay leeral li ni mel jotu la am aujourd'hui bii di waa Grand Place ne pourtant de am na ay kuréel yoo xam ne dañu leen fi taxawal ngir fexe nag ba ñu xeex guerre ci ni mu waree ci kuréel yooyu mën nañ ci lim OFNAC wante aujourd'hui bii di waa Grand Place ne waa OFNAC su fekkente ne nag ñoom def nañu liggéey bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom bu ñu jëlee seen rapport jébbal ko ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñu jiite dafa mel ni ne dañ ciy jël teg ci seen tànk loolu sax moom moo tax ba waa Grand Place di laajte ban gëdd la kuréel bii di OFNAC am fi ci biir réew mi li am ba des moom mooy ne ci biir autolikay bii di critique ku ci mel ni Cheikh Oumar Anne moom bokk na ci ñi nga xam ne nag waa OFNAC dañu ko joxe ñooñ baaraamu tuuma ne nag mi ngi doon def njuuj njaay ca keroog ba mu nekkee ki jiite COUD wante dafa mel ni ne njiitu réew mi pareegul nag ngir daal di wax jëmale ko ci wàll gi ni mel Pape Alé Niang nekk sociologue wante taskatu xibaar moom dafa mel ni sax ne bind na ab livre jëmale ko nag ci mbuxum boobu ñu nemmeeku woon foofu nga xam ne moom mooy ca COUD livre boobu nag autolikay bii di critique mi ngi ñuy xamal ne Alé ma nga ciy dellu si waat ci mbuxum boobu na mu tëddee li des moom mooy ñu xool ndax livre boobu dinañu ko bàyyi mu génn nag fii ci même réew ndaxte ki nga xam ne moom mooy Pape Alé Niang dem na déposé ñetti livre fële nga xam ne nag moom mooy ci direction de la surveillance du territoire ñooñu buñ ko liiree ba pare ci la ñuy daal di xamle ndax dinañu nangu am déet ñu daal di koy fësal fii ci même réew keroog nag ba mu ko déposé ba léegi jotu ci benn xibaar ci mbirum Moustapha Diakhaté li ñuy jukki autolikaay bi di direct news mi ngi ñuy xamal ne démb naa dinay fësal nag benn déclaration goo xam ne daal ma nga cee ñëwaat ci lan moo waral mu taxawal nag manko taxawu suñu it ñu ngi ñuy xamale ñëtu nag ay mbirum ki nga xam ne moom mooy lu doy waar moom moo xew démb fële nga xam ne nag ñuy baax ndax ci autolikaay bi di Les Échos mi ngi ñeex ay takk der yu bokk ci groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention ñoom la di ay Samba Boy daal di attaqué mu am nag ay weccante sox wante amul benn gendarme bu ci am ay gaañu def li ni mel seen yenn ci ay gànnaay yu ñu yore woon ñii di takk der nag mujjee nañ ko teg loxo ci wàllu ci des nag réew mi quotidien bi daal kaaraange bi moom torop ndaxte dañoo nemmeeku nit ñi nga xam ne nag ñoom ñooy Samba Boy yi fan yi daal ñu ngi yëngu-yëngal ay agression la ñu daal di nemmeeku ba ci mujjee am sax fële nga xam ne moom mooy ca kawoon taxoon na nag ba américain bii di Bassirou Cissé ñàkkoon ci bakkenam tey ji sax ñu ngi ñuy xamal ci biir autolikaay bii di réew mi quotidien ne waa États-Unis ñoom sax la ñu bëgg moom mooy ñu indi leeral jëmale ko nag ci dossier boobu lii moo nekkoon bokk di kat yi li gën a fës ci biir autolikaay yi ñu ne di guerre mbaadu dafay bëgg a samp kër ci mim réew en tout cas mu ngi ne faax ci réew mi ni yàq bu naqari ne du fi jóg enquête ne réewum Sénégal daal mu ngi ci rëdd bu xonk bi ci classement IPC bi te loolee dara waralu ko lu dul mbiru Petro-Tim Big Togo ak Prodac dossiers yi moo gatang réew mi ba tax demul dikkul pusul pasul loolee tax ba Forum Civil du sàkku ñu woyal traque des biens mal acquis maanaam dabuwaat gi ci koppar gu lewul gi ci réew mi te ñaar fukki doomu aadama ak juróomi duñ ci doon tuddal ci mim réew te ñu nekkoon ci liste procureur Aliou Ndao foofu daal di ko woyal Birahim Seck ne li tax réewum Sénégal demul dikkul ba tax corruption bi na fi faax dara warul ko lu dul yorin gu bon bi nga xam ne amal nañ ko ba noppi nag amul leen loo xam ni ciy jéego la bàyyi ko ci nguuru Sénégal ngir xeex lépp loo xam ne guerre la am corruption naka noonu tam yorin gu bon ci réew mi L'As, La Tribune, Source A, Le Quotidien, Le Témoin ak Sud Quotidien ni réewum Sénégal daal mu ngi ci rëdd bu xonk bi La Tribune ne corruption maanaam guerre daal mu ngi ci mim réew te dara warul ko lu dul nguurub Sénégal mu ne yàcc ni yeesat di seetaan yéeglekaay bi ne atub 2016 ba sunu jonu yàllaay tey réew mi fa mu nekkoon jógew fa loolee tax ba Source A ne réewum Sénégal mu nga ca danger te mbir mi bu ci waxul fa mu jëm su fa amee kër du fa gaaw a jóg yéeglekaay bi ne lu toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukki réewum Sénégal ci juróom-benneelu fukk ak benneelu place bi la nekk loolee mooy firndeel ni taxawaayu réewum Sénégal baaxul te faw ñu indi ci joyanti Vox Populi ne réewum Sénégal mu ngay gën a suux ci ger gi de maanaam daal kon corruption bi mu ngay gën a yokk jeegu ci mim réew te ñetti at a ngi yu teglantoo réewum Sénégal demul dikkul puusul paasul fa mu nekkoon la nekk ba tey mu ngi jë rëdd bu xonk bi te ci téeméeri poñ réewum Sénégal ñeent fukk ak juróom kottu la li mooy firndeel ni bu doon
doon ndongo daara la ñu ne réewum Sénégal xel mi des naa neex te loolee dara waralu ko lu dul nguurub Sénégal sa gi gëtam ci lu bëri ci réew mi ba def lu ne wàngaaral ci réew mi te dara du la ci fekk mujj fee doon seef grand place ne corruption koy ci mim réew daanaka ab góom la góom bu yaatu sax te ci nguurub Macky Sall bii la wulee ñaay ngóom mi am ci njàng mi le G7 bëgg mu dakk ci mim réew ba tax démb ñu wàcc mbedd yi fësal seenum nakar laas ne syndicat yu bootu ci G7 démb dañoo wàcc mbedd mi yëngu-yëngal ngir bëgg état bu Sénégal dégg leen ngir indi saafara seenum nakar te jàngalekat yi nag seenum sàkkuteef leen kott la mooy ñu respecté lépp loo xamante ne nii digga woon nañ ko état bu Sénégal ba noppi jëf daal di ciy topp ginnaaw wax ji le témoin ne ngir ñu respecté accord yu ñu siife woon atum 2018 loolee tax ba jàngalekat yi démb wàcc mbedd bi amal doxub ñaxtu Sud Quotidien marche nationale la jàngalekat yi amaloon ci mim réew ginnaaw grève totale bi nu sumboon SAEMS CUSEMS CELS ak ñu ñu àndal te bootu ci G7 ne stratégie de pourrissement la ñuy fas yéene samb ci mim réew maanaam ci kaw gàttal seeni tànk fu ñu ko teg duñ ko teggi benn yoon dañoo fas yéene nëbal mbir yi ba mu nëpp xëy xunne ne bund bu ko defee état bu Sénégal taxaw seenum njàmbat loolee tax bu njiitu réew Macky Sall ci bu muy amal ci dajab conseil des ministres démb yi Sud Quotidien ñaar na jëwri nii ngir ñu lal waxtaan seenum digganteeg jàngalekat yi ngir saafara mën a am ci njàng mi ngir mu tegwaat yoonu siraatal mustaxim la tribune ne géréw gi jàngalekat yi sumb ci mim réew ndongo daara yi kotti kon ñoo ci loru collectif ñoo lànk ñoo bañ seenum ñaxtu dañ ko fas yéene wëyal te nee nañu fanweeri fan ak benn ci weeru janvier at mi nu nekk dañuy fas yéene waat delloo buum ca mbooy ga le quotidien collectif ñoo lànk ñoo bañ seenum gërt ñu ngi ko teg ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru maanaam daara ju kawe ja coalition Macky 2012 tas na tasar ubbi la tribune yéeglekaay gi ne kàddu gi léegi nekkatul benn diggante maître Moussa Diop muy coordinateur bi ak ki naataangoom Moustapha Diakhaté samp na coalition man koo taxaw sunu APR niki démb yéeglekaay bi ne nam ko waxe woon def na ko Walfadjri ne Moustapha Diakhaté donte samp na kuréelam gi maître Djibril War yóbbu na ko OFNAC ak cour de répression de l'enrichissement illicite fa ñu toppee ñi amee koppar gu lew gu ci réew mi maître Djibril War ne Moustapha Diakhaté kenn ëpp ko fa wàll maître Djibril War yóbbu ko OFNAC ak cour de répression de l'enrichissement illicite ñu dem Medina Baye fa coogu ba amee woon démb te ndawal américain bi daal di fa ñàkk bakkanam loolee nag moo merloo futt waa Medina Baye ba tax seen kàddu jóg di sàkku ci état bu Sénégal mu yokk kaaraange askan wi te mësa bëgg yi am ci mbir yi yoon dox ci ba jeex tàkk ngir mbir yi leer nañ ba mel ni jantum midi yéeglekaay bi ne consul États-Unis démb ma nga woon ca dëkk ba tedd ba Medina Baye ngir xam dëgg mbir yi naka la demee scandale dëgg nag moo am ci yoronu forage gi ci réew mi libération ne ki fi nekkoon directeur de l'hydraulique ak DAGE ba ak président directeur général bu GTI yépp ñu ngi ci loxo yoon démb lañ leen fëgg mandat de dépôt ginnaaw enquête bu section de recherche bu Sénégal ñu bàkku jëm ci làmb ji ak sunu làmb yéglekaay bi ne jàkkaarloo Modou Lo ak Ama Baldé Luc Nicolaï xëy dëggal combat bi te nee na lu yàggul dara face à face maanaam face to face dina am ci diggante ñaari mbëri kawteef dëgg moo am ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ca pavillon Q ab ëmb bu yàqu lañu fa fekk ca toilette yi te ab étudiant moo ko fa sànni da ngay